أجا قلبي من خيال قد سرى وسرى أجا قلبي من خيال قد سرى asalaamaaleykum mbokku téléspectateur Télé Futurs Médias ñu ngi leen di nuyu di leen gërëm di leen sant ci ànd bi ngeen ànd ak ñun encore une fois ñu nekk fii ci Tivaouane comme ni ngeen ko xamee tàmbali ko nag ak équipe bi yëpp fas ko yéene wéyal incha allah ba alxamis ci gàmmu bi nga xamante ni moom mooy gàmmu 2018 ñu nag consacré plateau bi laata ñuy koy wéyal toute la soirée ak yeneen présentation naka noonu mooy fàttali ne oustaz Pape Hann dina fi teew si kanam su ma fi jógee laata boobu nag ñuy wax ci wàllu préparatifu gàmmu gi daanaka yegg si na waaye am na fu ñu toll ci taxawaay bi fi ñu bëgg a jëm li fi am ak li war a am ci noonu nag ñu war see waxtaanee wàllu organisation bi wàllu santé wàllu hygiène ak certainement ak sécurité très rapidement ma présenté li nga xamante ni moom mooy plateau bi tey ci sama ndeyjoor tàmbali ko ak Serigne Babou nekk membre ci li nga xamante ni moom mooy comité organisation boobule sëñ Babou ñu ngi lay nuyu. waaw ñu ngi lay ziar bu baax. di la ndokkeel. ñaan ci waajalu guddi gi ñu waajal di guddi Seydina Mohamed. yéene yiñ ci am yëpp mu yiw muy yéene yoo xam ne tàbbi na ci mboolem jullit waaye muy ndigal lu jóge ci xalifa général des Tidianes Serigne Mbaye Sy Mansour ak njabootu Seydi Hadji Malick yëpp di màggal li nga xam ne maam Seydi Hadji Malick moo ko fi instauré ci Sénégal ak lu Sénégal muy rogalaat di rogalaat ba yegsi ci ay loxoom ñu ñaan yàlla ci barke yonent bi misère yim ci bëgg yëpp ak naalim ci naal yëpp ak lépp lu mu ci bëgg muy jàmm ak sutura ak teraanga boo xam ne réew mi lañ ko yéene. yàlla na yàlla mottali ko. amin naka noonu docteur Pape Ibrahima Camara di médecin chef Tivaouane docteur ñu ngi lay nuyu. ñi ngi lay fay nuyu sa mbokku téléspectateurs yi. di nuyu aussi ñi ma bokkal plateau bi. di am mbégte fekkee jotaay bi. ndax li ko sabab mooy li jëm ci wàllu couverture sanitaire événement bu rëy di toll ni ci gàmmu gi. voilà merci docteur capitaine Falilou Samb di chef service régional hygiène bu Thiès capitaine ñu ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Papis di nuyu ñi nekk ci plateau bi ñëpp di nuyu aussi ñi nekk ci àdduna gépp di nu seetaan di ziyaare ñëpp di ndokkeel ñëpp. di ñaanal ñëpp jàmm di ñaan ñu def gàmmu jàmm ci barke borom guddi gi. voilà suñu quatrième invité moom mooy Aziz Mbaye du ñu ko présenté Abdou Aziz bisimilah yow dañu naan bisimilah. jërëjëf Papis maa ngi lay nuyu. di nuyu ñi ñu bokkal plateau bi di ñaan yàlla ñu gindi askan wi ci lépp lu nga xam ni war na. ci wàllu organisation ak li nga xam ni. Tivaouane ëmm na ko ci li ñu war a defar ak li ñu fa war a jag. ñu ci gërëm di sant ñëpp. merci Aziz dama bëggoon ñu def benn tour de table rapidement ci benn question standard muy lu jëm ci wàllu thème gàmmu gi ñu duppee ko paix maanaam jàmm yow miy bokk ci comité organisation bi lan moo waral ñu tànn wala taamu jàmm ci thème at bi tey. di dellu santaat yàlla bu baax ci question boobu nga xam ne moom nga posé loolu mos naa ko dégg ci suñu wayjur bu baax bi di Serigne Abdoul Aziz Al Amin ak Tidiane yàlla na yàlla dolli leeram mu wax ko ne bi mu mujjee daje ak Cheikh Abdoul Ahad 1988 ñu toog waxtaan ba muy jóg daf ko ne ko Serigne Abdoul Aziz kaay mu ñëw mu ne ko lu waay yor bu jàmm amoon na ko teg ci suuf kooku nag jàmm rek moo doon farataam jàmm jooju nag mu ngi ko royee ci maam Seydi Hadji Malick roye ko ci ay baayam boo xoolee rek trajet bi Seydi Hadji Malick def ci Sénégal def ko ci réew mi def ko ci Afrique li mu installé ci diine moo xam zawiya moo xam néegu yàlla moo xam institut lépp def na ko ci jàmm def ko ci dal
daf ko ci silencier te dara yënguwul jàmm jooju it mooy rogalaat di rogalaat ba yegsi ci suñu xalifa bi baax bi di Serigne Babacar Sy Mansour mu xam ne réew mi toll na foo xam ne lépp lu nit mën a am boo amul jàmm doo ko tal moo tax mu andi jàmmi biir ak jàmmi biti fas ko yéene ñaan ci guddi yonent bii muy 2018 ñu jëm nag ci 2019 jàmm ji rogalaat ba ilal abat. docteur thème mu jàmm bi yow lu mu lay inspiré la paix. suñu ko waxee noonu dama koy jëmale rek ci wàllu wér-gu-yaram ndax suñu xalaatee réew yi nga xam ni actuellement dañu nekk en guerre amuñu jàmm wér-gu-yaram du fa yomb ndax bëri na ay feebar ay situation yoo xam ni ñàkk jàmm bi moo koy indi su ma jëlee lu demee ni ki xale yu ndaw yi nga xam ni su boobaa dañuy tumuranke yenn feebar yu demee ni lompoñ daf leen di yomb nga jëlee ko ci yeneen anam aussi yu bëree bëri muy ci wàllu jigéen ñi aussi dinañ nam faju yenn say situation tension guerre yi nga am ba nga xam ni duñu mën a am matuwaay yi nga xam ni ak matuwaay yi nga xam ni war nañ ko mën a am pour dem faju ji su boobaa tamit toujours su ma ko xalaatee ci weer boobu ci wàll boobu su jàmm amul saa yoo demee ci kër docteur situation yi nga fay fekk mooy structure de santé yu ci bëri dañuy dépassé ndax li ñuy jot ci ay blessé ci ay malade ndax situation de guerre bi nga xam ne moo fa nekk donc jàmm daal su fekkee jàmm amul wér-gu-yaram dafay jafe pour mu am. Mon capitaine dafa mel ni jàmm daal c'est un thème universellement incontestable finalement. waaw jàmm moom Papis dafa sarale. boo ko doon làmb doo ko daj te moo nekk fépp. ku ko ñàkk amoo dara. ku ko am nga lépp. sunu borom subhanahu wa taala sax dafa jël ci turam yi benn bi mu tudde ko yaa salaam muy jàmm. jàmm daal moo ëmb lépp ci la lépp xej. ku ko am loo songu mën a tal loola dem ca waaye boo amul jàmm. doo tal wuti leen ndax am na góor gu mag dafa wax ne dañ doon laaj benn sëriñ bu mag lan a gën lan muy toppante di toppante ba mu agsi ci jàmm mu ne ko lu gën jàmm lan la mu ne ko xaw ma ko fii ci àdduna xaw ma ko àllaaxira bon jàmm day xëy na ña ko doon xalaat ba tegal ko ren ci gàmm gi duppee ko dañ noo bëgg rek xiirtal ci nu fàttaliku ni na ñëpp waaxuuti jàmm na ñëpp sàkku jàmm ndax jàmm ci la lépp xëy. ci la lépp xëy Abdou Aziz laaj bi dafay tënku ci genre prolongement ndax ñu ngi jóge ci Màggal Touba ñu def seen thème la paix ñu ñëw Tiwaawoon fekkaat fi thème la paix loolu lu mu lay inspiré coïncidence la wala soxla bu Sénégal am la aujourd'hui. coïncidence parce que boo tuddee Touba nga tudd Tiwaawoon ay pôle religieuse yooyu mënuñu ko wax te waxuñu jàmm ndax lépp loo mën a gis ci ñoom ñu koy doxal ci jàmm rek lañ koy teg pour mu mën a am. c'est un mot bàyyi nga wax nga léegi baat bi c'est un terme universel. boo xam ni même au niveau mondial loolu la ñuy prôné ci instance yëpp la paix partout bañ na ko ba les missions de paix la ñuy wax mais boo ñëwee Tivaouane ñi jàng ñi fi xamoon ni maam Seydi Hadji Malick fekk nu fi sëñ Babacar fekk nu ko Cheikhul Xawmi fekk fi sëñ Abdou ngay am message yu porté wu jàmm daf ni woon bu fekkoon ni réewum Sénégal day réew moo xam day tàkk c'est-à-dire ay tension daf fi am ba nit ñi nekkatul mu ni bu fekkee benn guux boo xam ni guux naa ko ñu ne ma boo ko buusoo ci ay wi mu fay te bu ma ko guuxee sàtti ko ci fay ay wi mu fay ma génn àddina dina ma ko jaral man kon kooku symbole de la paix la beneen bi ci des Papis économie religion pratique boo mën a gis ci àddina bu amul jàmm du dem troisième et dernier élément bi ma lay jox moo di nit ñi fii wër nii di dem cohésion sociale bi ñuy wax ak lépp loo xam dañ ko wax muy émergence ak lu mu mën a doon dafa am loo xam ne mooy socle bi te mooy la paix bu amul dara mënul am donc bu lu nit mën a am te amoo jàmm da nga koy teg ci suuf dem jël wuti jàmm doog ko mën a wut loo bëgg nag di ko wut
boo ko amee te amoo jàmm doo ko jariñu kon jàmm thème universel la que ça soit Touba Tivaouane ak beneen pôle religieux boobu mu nekk ci réew mi fu mu mën a doon jàmm ji ci boppam moom la ñuy ñaan fu nekk moo tax asalaamualeykum bi ñuy wax jàmm jëm ci yow aleyka salaam bi ñuy wax jàmm ñëw ci yow loolu mooy thème olof tënk ne jàmm si la lépp xeej alors sëriñ Babou la ñuy ñëw xuus si waxtaan bi tàmbali kook ndax may fàttali yaa fi toogal comité organisation bi damay taxaw ci benn pàcc bu am solo ndax fan yi ñu génn gis nañu xalif bi ci li presse bi wéyale relayé ne cet geeg lu nu mel xawoon na sooke tuuti ci diwaanu Tivaouane dama bëgg nga réagir si gannaaw bi xel yi dalee vérification yi am xalif bi lu mu xawoon ñaawlu ñàkk cet googu ci wàllu kii yow naka nga koy jàngatee naka ngay réagir ci commentaire u sëriñ bi. waaw liñ ci wax rek xam naa dellu santaat yàlla ndax moom gis-gisam fa mu yegg ci loolu xëy na ñu njaboot suñu gis-gis su fa yegg mais bu ñu mënee wax ci wàllu organisation ci niveau bi ñuy yor ci wàllu comité d'organisation bi nga xam ne mooy COSCAS te président national bi di Alxaaji Maam Ousmane Samb le secrétaire à l'organisation di Khalifa Niang ñu ñëw ci turam mooy ci niveau bi nga xam ne mooy suñu base ak suñu kàddu ak suñu gis-gis day aju rek ci wàllu préparation xëy na matériel préparation matériel nag soo ko waxee ci gàmmu boo ko waxee ci COSCAS da nga koy accès ci dëkkuwaay yi nga xam ne moo fi nekk di kër Seydi Hadji Malick di complexe yi ñuy tabax lu jiitu pèlerin yi ñëw wala lu jiitu kilifa yi ñëw organisation bi ñu COSCAS def mooy jiitu na fi ak nettoyer ko ba mu set lu jiitu gàmm gi ñu door a ñëw nag ci fanu bi burdu bu ubbee ci la comité d'organisation bi ñëw basé wu responsable yi dëkk ci dëkk bi ak ñi dëkkul ci dëkk bi ñëw fas yéene yéwénal wàllu tente wàllu matériel bu nee tente nag da ngay wax bâche wax type wax collier wax équipe yi koy saytu waxit autovidance yi nga xam ne ñooy dugg ci kër yi di def vider kër yi ndax it ni nit ñi ñëwee ak doole chaque jour dañuy soxla ku vider kër yi te loolu dafa bokk ci li ñu andi ci jàmm mooy boo setee rek am jàmm boo setul it doo am jàmm kon suñuy gis-gis ci fii suñuy gis-gis toll mooy ci niveau bi ñuy waxee mooy yàlla ngi kiy defal lu kawe suñu njort mooy matériel bi nga xam ne moo war a yowee na gàmm gi war a jaar ci loxo COSCAS jaar ci loxo Khalifa Niang mii la secrétaire à l'organisation yàlla ngi defal lu ëpp suñu njort parce que bu dee ci wàllu tube yi ak collier yi su ma xoolee sama xayma 10 ans ci gannaaw li ñu am ci satisfaction matériel gëj nañ ko am. lu ko waral loolu. waa xëy na li naan yàlla ak kenn ku ne ak xëy na chance am xëy na ren mooy première toogaayu suñu papa di Pape Serigne Mbaye Mansour muy tudd xalifa ren di première fonction Khalifa Niang bi nga xam ne mooy le secrétaire à l'organisation wuutu fi suñu mag Amañ Niang Diène na nga ni daaw mu ngi fi xëy na ci par chance yàlla defal ko sutura bu day ni liñ ci bëggoon yëpp yàlla defal ko mu réussir ko. mu réussir ko. loolu nag xëy na taxawaay la waaye nag xëy na ndimbalu yàlla la. parce que lu nekk rek ak chance am ak lu nekk ak temps am. ak temps am waaw. voilà sëñ Babou jërëjëf la dama ñëwaat si capitaine dama bëggoon en tant que premier concerné parce que kuy wax set wax hygiène yéen ngeen yor wàll boobu naka nga mën a réagir ci li xalif bi wax ci Tivaouane si wàllu cet googu. xanaa di ko rafetlu rek ndax ba mu koy wax maa nga fa xëy na sax booba noonu la doon waxal. ndax délégation bu nu àndaloon la. ak sunu kilifa maanaam dama ko jàppe rek ab soññee bu jóg jëm ci nun service état bi yi nga xam ne ñoo yor loolu waaye tamit soññe bu jóg jëm ci bépp
sénégalais bépp citoyen boo xam ne yaa ngi Tivaouane wala nga nar a ñëw Tivaouane gàmmu si ndax cet gi niñ ko mën a nattee mooy bu ñu jëmee ci mbooloo yu mel nii dafa jaadu ci kilifa gu mel ne xalifa général sëñ Mbaye Sy Mansour fàttali nu jaajaat nit ñi ki ni bu cet gi amul jàmm ji nu duppee bis bi du mën a am ndax bu cet gi amul jàngoro day dugg te bu jàngoro duggee jàmm day daal di wàññeeku ni ma ko gisee aussi mooy na kenn ku ne jóg ci sa bopp tàmbalee ci sa jëmmi bopp ji def li nga war a mën a def jëmale ko ci seetal ci biir kër gi waa kër ga def ko ci biir quartier bi ñu def ko bu quartier yi taqaloo dëkk yi daj penc yi daj bu ko defee Tivaouane ak Sénégal fépp fu ñuy gàmmoo cet gi ñëw li mu bëgg a wax foofu rek nun liñ ci jàngate mooy cet gi dafa lal wér-gu-yaram wér-gu-yaram la ñuy wut fu nu toll waaye bu set amul wér-gu-yaram du am li mu def wax it constat bi mooy soññi na aussi autorité yëpp ñi nga xam ne aussi ñoo war a jàppale population yi ci ñu jëm cet gi ndax lu mel ne gàmmu Tivaouane li fi daje ci mbooloo li ñuy consommer di ko produire ci déchet maanaam li ñuy jëfandikoo muy am ay mbalit di am ci mbalitum ndox di mbalitum gi faaw ñu bàyyi xel ci ni dañ ko war a fàggul lu ñu toll lu ko war a mën a saytu ndax bu fekkee kër gu nekk fukki nit a fa newoon bis bu nekk ñuy am ay jafe-jafe ci mbalit yi nuñ koy dajalee yëkkati ko ndox yu tilim yi nuñ koy dajalee yëkkati ko bu ñu demee ba kër gu nekk la fa nekk ñu ful ko juróomi yoon mbaa juróom-benn yoon ñuy ay ujaaj yu gàmmu si dañoo ko war a waajal timit ba lu fa génn nu mën koo mën a saytu mu mën a jaar ci circuit bi dem. bonne interpellation la maanaam ab soññe la aussi ci municipalité yëpp Sénégal. ndax ñoom it mbirum mbalit mi dañ cee am jéego buñ ci war a dox bu baax a baax a baax. ñu ngi ci ndaxam waaye nag lépp rek mooy soññe ba liy ñëw. bari na nañu seet naka la ñuy defee ba lépp lu fi génn ci mbalit nu mën koo saytu. du ñàkk ñi yor wàllu municipalité nañ fi ñëw parce que TFM day continuer di def couverture non stop ba gàmmu gi jeex incha allah docteur très souvent bu am ay événements au Sénégal surtout religieux très souvent c'est par enchantement c'est par coïncidence mais souvent on parle d'épidémie dañuy wax am na épidémie bu ñëw am na lu xew ren ji dafa mel nii yàlla daf ñu siy musal wala. dama bëggoon nga taxawaat ëpp ci loolu risques yooyu di am souvent ñuy apeurer les gens yéen docteurs yi naka ngeen koy dundee. donc loolu moom lu xaw a jaadu la ndax loolu lu ñuy séentu la ndax gis nañ ni saa yu amee rassemblement yu amee envergure bi ay millions ak ay millions de personnes ñëw ku nekk ak say habitude ku nekk jóge fu nekk donc dafay yomb yenn feebar yi su amee mu law fa donc li ñu ciy jàppale mooy. activité prévention yi nga xam ni moom la ñuy def avant. mais bii pas amul benn menace alerte d'épidémie tout est normal cette fois-ci. donc ci xam nga bi ñuy jógee Touba ñu signalé fi woon épidémie dengue. donc il était à prévoir xalaatoon nañu mënoon na am essaimage mënoon na disséminer mu am dissémination. maanaam mu law. mu law jaar ci yeneen dëkk yi. donc fii ci Tivaouane am na fukki fan ci ginnaaw am na benn cas. de dengue boo xam ni jotoon nañ ko fi gis ba malade bi wër na njibbi na këram donc loolu ñu saytu woon la te niñ ko doon xalaatee noonu la amee cas importé la mooy loo xam ne dafa jógee du loo xam ne mi ngi woon ci Tivaouane dafa jógee ci biti Tivaouane ñëw Tivaouane donc li ci waroon aussi ñu def ko ba nga xam ni yemale nañ ko foofu di ñaan yàlla aussi mu continuer. voilà Aziz Mbaye Abdou Aziz dama bëggoon yow nga wax si gannaaw bu ñu jógee ci docteur dañuy xool ne si dans les cités religieuses dafay am benn connexion entre pouvoir central bi entre guillemets mooy xalifa bi ak ñi nga xamante ne ñoom ñoo yor ay nekk ay structures si relais communication muy parfois nekk ay dañ siy bànqaasoo pour vulgariser pour communiquer ci Tivaouane fan lañ ci toll ak lan mooy perception communication entre xalifa bi ak structures yi nga xamante ne ñoo wër mooy santé sécurité Tivaouane comment ils vivent ça ñoom personnellement. Papis xam nga bu nu nee gàmmo ak yeneen xew-xewu diine bu am mooy ay milliers de personnes nooy daje bu ay milliers de personnes di daje dafay am ay risques dafa am ay menaces yooyu am yëpp nag
dafa am ay équipe yoo xam ne ñoom ñoo koy saytu la santé daf koy saytu bu fekkee ci wàllu woowu la sécurité day saytu ci benn volet beneen bi ci des l'environnement dafay saytu ci benn volet hygiène day fay saytu ci benn volet mais yooyu yëpp muy am dafay am li nga wax léegi ci xalif général bi day nekk li sëñ ab daf ni woon bu fekkee ni Tivaouane dañ la tuddee xalif général nga nekk ci benn dëkk responsabilité dëkk ba ak la cay xew ak lu mën a dal nit danañ la ko laaj bu ëllëgee donc da ngay gis ni xalif général bi day sëñ Abdou moo ko waxoon sëñ Abdou Malick Dabakh Abdou Malick Dabakh daf ni woon doomam Serigne Mbaye Serigne Mbaye Abdou nan lan may tuddee nan laa tudd mu ne ko Abdou Aziz mu ne ko non am na leneen lu ci topp mu ne ko xalif général mu ne ko waaw mu ne ko gis nga loolu sànq lañ bu dee ci Tivaouane sax ci sama responsabilité nekk dinañ ma ko laaj pour joxe à peu près la responsabilité du khalife général alors posture boobu mu am ni mooy responsable lu fi aw ay junni nit di daje ci benn bërëb en même temps di defandoo li nu war a def fokk mu am koo xam ne autorité morale la buy alerter autorité administrative pour ñu jël ay précautions première précaution bi muy jël d'abord moo di mooy hygiène nanu fexe ba dëkk bi mu set dëkk bi ñu sell dëkk bi li nga xam ni amoon na fi am comme menace te deng jógee bërki démb bi ñu jógee wax Touba mu mën a am ay menaces ñu jël yenn mesures de précaution yi fekk naa réunion yëpp Papis pour jox la au moins la pleine mesure de l'attention du khalife général ci li war a xew mu ni leen lii nuy def yëpp jël ay dispositions yu ko man ñii fekkee nañ ko parce que c'est pas parce qu'il est là am nañ fi presque 2 semaines pour saytu ndox yi ak di pomper ci biir dëkk bi 2 semaines yoo xam ne ñi ngi leen di topp man bokkoon naa ci ñi nga xam ni dañ doon vérifier loolu ñu doon def pour xool ndax war saytu nañ ko wala déet beneen bi ci des mooy ñoom ñu wax leen ni li fiy nekk ci ay mbalit ak ñu koy def war nañu ko mën a évacuer parce que c'est le lit de toutes les maladies te Papis la propreté mooy li nga xam ni moom moo gën a manqué ci sunu dëkk ci wàllu maire yi ko yore mais ci wàllu kër yi ak responsabilité nit ñi nga xam ñoom ñoo koy def dëkk boo jub da ngay gis mbalit dëkk booy génn da ngay gis mbalit te loolu ci kër yi lay jógee donc nit ñi am nañ ci responsabilité donc communication boobu khalife général di porter à l'endroit des au profit des populations des pèlerins dafay nekk responsabilité moom morale am ni leen nañ jël nañ def jël ay mesures d'abord ci hygiène bi xool docteur yi ba pare xool yan disposition le ministère de la santé jël pour mën a prévenir ay situations yuy am te loolu bu ñu ko waxee forcément dañuy tudd hôpital Tivaouane bu ñu ko waxee dañuy tudd équipement bu ñu ko waxee dañuy tudd approvisionnement en médicaments ak structure de santé yi nekk bu ko defee day laaj yeneen organisation yoo xam ni sëriñ bi daf ko war a xam. daf ko war a xam daf ko war a xam ba pare xam yan disposition lañ ci jël. dinañ ñëw si plan couverture bi ak docteur tout de suite mais avant cela merci Aziz dama lay téye foofu balaa ngay dem alors sëriñ Babou si wàllu organisation bi lan ngay dénk Sénégalais parce que xam nañ ne war ngeen am normalement benn link également ak ñii c'est vrai que takk der yëpp nekkuñu fi capitaine est là pour l'hygiène ñu daañu ñëw si yéen plateau. naka ngeen fas yéene liggéey pour gàmmu gi pour Tivaouane année bi waaw ni fas yéene liggéey Papis amu ci lu bees parce que COSCAS dafa am devise boo xam ne moom lañ ko xamee muy discipline muy discrétion ak foi maanaam boo gëmee li ngay def mu ànd ak discipline ànd ak discrétion da lay daal di dimbali loolu nag mooy li jiitu mooy takk der yi nga xam ne ñoom la ñu yàlla booleel bu jotee am na communication boo xam ne dañ koy daje ak responsable COSCAS yi moo xam ci wàllu jumaa yi moo xam ci wàllu kër sëriñ yi même ci circulation bi parce que COSCAS 23 commission la commission bi nga xam ne xëy na mën naa la ko wax mu dellu ci 7 mooy am na commission bu ñuy wax ordre kooku mu ngi toll ci minimum 800 personnes bu ñu yàlla mayee ba fin burdu da nga gis seen taxawaay moom laa doon wax ne la
dimanche bi jiitu burdu bi fi lañ yendu nettoyer douche yëpp complexe yi fi nekk yëpp pour mën a ordonner nit ñi ñooyu bu fayee burdu jotee fépp foo xam ne site la boo xam ne war nga yaakaar ne mën naa am blocage wu ku fa war a lal jaay wala ku fa war a installer loo xam ne bokkul ci ordre bi ñoom ñoo koy dindi buñ demee ba xam ne amuñu doole ju ko def ndax léeg-léeg nga wax ak ku mel ni man boo dee civil du la wuyu mais da lay permettre nga dem ci ordre ci service bi woo leen ne leen diwkat def na nangam ak nangam parce que loolu force boobu moo ñuy dimbali parce que bu dee man ak Papis rek man ma ko jox ordre mu wuyu ma. mais Papis mën naa ñagas tuuti. waaw Papis bu gisee colonel Abdoul Aziz teew ñëw ak garaatam ne ko Papis jóge fi dana mën a jóge mais lépp dañ koy def ci discipline bu mat sëkk. discipline boobu mooy dox ba ci biir ñaari complexe yi fi ne muy bu Seydi Hadji Malick ak bu sëñ Babacar di jumaa yi fi nekk ndax ñëppay bëgg dugg bu dee heure burdu bi ñëppay bëgg dugg. te ñëpp xajuñu si bu dee te ñëpp xajuñu. mais nag am na commission da am commission mosquée bi comme d'habitude dañuy sol seeni tenue koskaas mu doon commission bu restreint ñu boole leen service d'ordre bi ñu mën a organiser nit ñi léeg-léeg sax mu am pëccoxoo ndax it cofeel bi ak xeer gi da ciy feeñ waaye toujours rek comme service d'ordre bi du xam muxaddam bi war a dugg te Abdoul Aziz mi nga xam ne mooy un membre koskaas xam na ne Papis mii muxaddam la te war na dugg day daal di am benn communication bu muy def moo service d'ordre bi ne ko Papis mii ñëw kat muxaddam la ci kër gi war na mën a dugg système boobu la ñuy liggéeyee ci wàllu dal gi bon bi ci des it muy ba ci wàllu sëriñ si bu ñuy ñëw ndax léeg-léeg sëriñ bi ñëw ànd ak benn nombre boo xam ne xëy na mën naa jéggi dayoo li nga xam ne mu war a dugg waaye su boobaa it membre koskaas yam fay fekk ak membre service d'ordre bi dañuy waxtaan ba limiter taux bi nga xam ne moo war a dugg nga xam ne dañ koy def ba mu légère ba xam ne loraange du am ndax nit lu ko frustré dafa yomb parce que nga ñëw ànd sa kilifa nga ñëw lu doo dugg loolu it il faut nit ñi bàyyi ci xel. am diplomatie. fexe ba kenn du mer. waaw kenn du mer loolu it liñ ciy dénk nit ñi. mooy ndax léeg-léeg man ma ñëw ci kër Abdoul Aziz mu wóor ma ne Abdoul Aziz fa mu jëm benn chaise ba fa ne moo cay toog te Abdoul Aziz manu ma ne baabu bul ma topp man sama diplomate moo may ma ne ko Abdoul Aziz dugal. loolu il faut ñun mbokki taalibe yi ñu ciy dimbali sëriñ si waaye di ci dimbali koskaas waaye di dimbali service d'ordre bi loolu nag ci turu Mame Ousmane Samb da koy lancé pèlerins yu ñëw yëpp ni ko xalifa bi waxee ne jàmm ji muy loolu lépp day bokk ci jàmm parce que ñëw fekk xalifa bi toog xëy na nga ñëw en retard wala même xalifa bi ñëwagul fekk nga fi ay kilifa yoo xam ne am nañ ay cër yu ñuy tooge nga ñëw ak benn bousculade bi day am lu muy yàq su ko defee loolu it président mu ngi koy lancé waat appel nit ñi membre koskaas yi ñu dal nag ndax bu ne le comité d'organisation au service di xalifa Ababacar Sy sëñ Babacar Sy ku ko xam radiyallahu taala anhu suñu mag Abdoul Aziz moom ko gën a xam nit ku dal la koo xam ne mosaan toog du yëngu du raf kon luñ ko tuddee rek loolu dafa war a dal kon loolu ñu koy lancé woon membre yi ak dal gi daal dana ci am solo. dana ci am solo waaw dañ ñëwaat si yow Serigne Babou docteur lan mooy plan wala programme couverture santé ci gàmmu 2018 bi fii ci Tivaouane. pour commencer déjà damay ñëwaat ci contexte bi lan moo ko waral. donc loolu la cër la boo xam ni ministère de la santé et de l'action sociale moo ko am. lu demee ni ki événement bu toll noonu muy rassembler des milliers de personnes ci diir bu gàtt donc dafay tax ba yenn feebar yi mën a law donc dans la mesure où ministère de la santé dafa jël prévention jiital ko xam ni kat suñ ci sukkandikoo yu bëree dinañ ko mën a saafara mu jaadu woon mu teg plan de couverture sanitaire pour événements religieux yi donc ci noonu lañ ci taxawee di ci ñu lëkkaloo ci aussi ak commission médicale bu comité d'organisation
ba tëral plan de couverture boo xam ni mi ngi aaju ci pratiquement ñetti axe bi ci njëkk mooy activité prévention yi benn wàll bi service d'hygiène moo koy yore dinaa bàyyi après Fallou mu wax ko leneen li ci muy jëm ci wàllu yee askan wi ci li nga xam ni moo leen di war a mën a jàppale ba aar leen ci yenn feebar yi donc ci noonu dinañu organiser ay émission rajo di def ay spot au niveau des radios di organiser aussi ay caravane de sensibilisation ci biir koñ yi koñaat yi di expliquer askan wi lan ak lan yan matuwaay la ñu war a mën a jël ba aar seen bopp ci yenn feebar yi noonu aussi dinañ mobiliser relais communautaires yi muy ndaw yi nga xam ni dañ leen di tàggat ñuy dugg ci kër yi di waxtaan ak nit ñi noonu la ñuy tàggatee aussi ñeneen ñi ndaw yi tamit ñu ànd ak bàjjan gox yi di dem ci grande cuisine yi di xool naka la ñuy def yan matuwaay la ñu war a mën a jël ba yenn feebar yi du fa jóge ci liggéey boobu aussi dinañ ci ànd ak service national de l'éducation de la santé bu ministère ñoom aussi dinañ ànd di def stand donc di expliquer nit ñi lan ak lan la ñu war a def ci noonu aussi dinañ ci ànd ak division de la prévention individuelle et collective bu ministère ñoom it ñi ngi fii depuis fan yi yëpp di organiser ay visites à domicile mooy dañuy dugg ci biir kër yi di waxtaan ak njaboot ji ci yan matuwaay la ñuy war a jël nan ak lan la ñu war a def donc su ma jógee ci wàll boobu ndax moom la ñuy jiital pour wàññi feebar yi mu am loo xam ni li ñuy tuddee plan de couverture mu jëm ci aspect faj ñu wékk ko ci ñaari aspect bi ci njëkk muy prise en charge urgence yi ndax il faut que ñu jël matuwaay yi nga xam ni saa yu am jafe-jafe boo xam ni pronostic vital nit ki dafay engagé wu ñu mën ko taxawu ci nu mu gën a gaaw bi mu ciy commencé mooy couverture axe routier yi nga xam ni ñooy mëne sur Tivaouane mu commencé Saint-Louis Dakar ndax Tivaouane point de convergence la donc bépp tali boo xam ne rek dafay mëne sur Tivaouane dañ ci lëkkaloo ak sapeur pompier yi ñu mën fa teg ay matuwaay yu jëmee ni que ambulance gaa ñun mënuñu prévenir accident mën na yeete rek la ñu mën wante ñu def ci matuwaay yi nga xam ni saa yu amee jafe-jafe accident rek ñu mën a ci nu mu gën a mën a gaawee rek ñu lever urgence yi mën a toppatoo nit ki donc ci noonu aussi la ñu jël hôpitaux yi nga xam ni ñoo fi nekk su may jël biir Tivaouane muy hôpitalu Tivaouane muy centre de santé Tivaouane muy poste de santé Médine muy caserne sapeur pompier yi ak muy salle de réception bi nga xam ni service médical Koskas foofu lay basé wu ñu def ko ay points fixes muy 5 points fixes yoo xam ni dañuy jël en charge urgence yi et su boobaa aussi dañ leen di doter dañ leen di jox garab yi nga xam ni ñoom leen di permettre ñu mën a jël en charge urgence yooyu ci loolu aussi toujours ci par rapport ak prise en charge urgence yi ci la ñuy mobiliser en dehors de Tivaouane yeneen hôpitaux yëpp nekk en urgence muy hôpital régional Thiès muy hôpital Saint-Jean-de-Dieu. muy docteur hôpital dama lay coupé dégguma li ngeen di wax très souvent poste avancé dégguma terme bi est-ce que dafa am différence ba dafa am évolution pourquoi dégguñu poste avancé. docteur dañ ko wax très souvent maa ngi ci doon ñëw. donc dama doon ñëw ci échelon boobu. balaa may ñëw ci poste médico avancé yi. donc ci noonu parce que en dehors de Tivaouane yeneen structures yi wër Tivaouane aussi dañuy mobiliser seen structure de santé defal leen ay appui pour aussi ñoom soo amee jafe-jafe yoo am ci yoon bi ñoom au niveau des structures de santé yi nekk foofu ñu mën leen a jël en charge ci noonu lañ koy defee ba bi ñuy agsi Tivaouane noonu la ñuy mobiliser aussi hélicoptère armée bi pour saa yoo amee jafe-jafe ñëw toujours ci wàllu urgence yi rek ambulance yi au moins dinañ mobiliser 50 ambulances yoo xam ne ci am na ci ay ambulance médicalisées loo xam ni saa yoo amee jafe-jafe rek ci biir ambulance bi dinañ ci am ay urgentiste ak ay réanimateurs yoo xam ne ñi ngi ci dinañ mën a lever urgence yi mën a évacuer rapidement ci laay ñëw léegi ci wàllu poste médico avancé yi lan mooy poste médical avancé mooy benn bërëb la rek xam nga dans la mesure où mënuñu def fu nekk poste santé ñu def ay structure légère yoo xam ni ci koñ yi koñ bu nekk ñu jëm fa am benn structure légère boo xam ni dina jege askan wi
comme du ñëpp ñooy mën a def distance bu rëy pour dem ci hôpital wala poste de santé wala centre de santé ñu def structure bu légère ci côté bi def fa personnel bu doy def fa ay médicaments nga xam ni dina jege askan bëri bu fajukaay yi askan wi ba saa yu ñu amee jafe-jafe rek balaa ñuy dem hôpital ñu mën leen fa jël en charge donc bii pas ci biir Tivaouane rek def nañ fi lu toll ak 58 postes médicaux avancés yoo xam ni ñoom ñooy suñu fekkee dañuy jël ñoom ñooy jël en charge ñi nekk ci gox-goxaan yi ba ñoom saa yu ñu amee jafe-jafe dina am ay ambulance yu nekk seen wet suñu amee jafe-jafe ñu mën ko yóbbu ci structure yu mag yi. alors capitaine ci wàllu service d'hygiène aujourd'hui par exemple man bu fekkoon ne agent service d'hygiène la lan nga may dénk man lan mooy sama rôle ci gàmmu Tivaouane bi Abdou Aziz mi nekk pèlerin lan mooy devoir am pour sénégalais yëpp comprendre fan ngeen toll ak lan mooy seen rôle ci at bi particulièrement jërëjëf rôle agent d'hygiène bi moom mooy bàkkam yi rek muy xeex tilim daan feebar ci fànn yi stratégie yi ñu développé yëpp am nañ fi 2 semaines bon comme dañuy dalal nit ñi war nañu waajal dalukaay yi kër yi fexe ba mu wàññeeku lépp loo xam ni moom la ñuy wax vecteurs yi muy weñ muy yoo muy yeneen yi nga xam ne pompe dina leen wàññi agent d'hygiène bi war na taxaw def loolu war na wëlbati ko aussi jéem a càmbar xool dugg ci jabi dugg ci koñ yi xool lekk yi ñuy jaay ba xam nu mu tëddee lu ci bëree bëri dañ ciy gis sikk-sikk yu bëri toujours ci biir lekk su boobaa noonu di def boo leen gisee sikki-sikki si wàllu lekk waaw mooy saisi rek jàpp ni ko yoon waxee rek ndax ñu bëree bëri dañuy profité ci daje yu mag yu mel nii yor marchandise yoo xam ne baaxatul wala am na sikk ñu indi ko tëgg wanteer mel na luy wàññi te fekk la ñuy jaay baaxul mën na am day ay denrées alimentaires maanaam ay xeetu ñam yoo xam ni gàpp bi ñu leen defal jeex na wala boog ñu am sikk soo xam ni périmé wul waaye dafa am altération yooyu yëpp day am ba tax na dañuy def ay saisie fii mu may wax ak yow ni def nañu jàpp nañ ci loo xam ne si mën naa la ni mën na ñeent fukki barigo comme xam naa ni day xaw a jafe ci yow mooy 4 tonnes 4 tonnes de produits alimentaires yoo xam ni biir Tivaouane ak sortie yi ñu def dans la région parce que Tivaouane lan basé mais nous sillonnons la région donc fi mu nekk ni may wax ak yow nii lu mat ñeent fukki barigo 4 tonnes ci denrée alimentaire déjà jàpp nañ ko ci. ana ñi ko doon def ñooñu nu ngeen di def ak ñoom. teg leen daan yi rek ndax loi bi ko jàppalu moo ni bu defee nii nga koy da nga koy nangu ba pare teg ko daan yi. almaan yi bëri na trop amande yi bëri na trop moom tamit ba tax na donc wàllu lekk gi loolu benn bànqaas la ci rek mooy ñii ñëw di jaay si te li ñuy jaay jubul ñiy jaay lu jub ñu ngi leen di accompagner foofu rek ma fi def benn appel ndax léegi gars yi ni ñu xewal mooy. bu ñu indee tee yooyu duñ ko indi directement ci marché bi dañuy loué ay kër mbaa ay néeg ci quartier périphérique yi stocké ko fa denc ko fa di ko jël ci ay entrepôt la ñu yor ay entrepôt la ñu yor waaw bu ma ko mënee wax ci tubaab noonu maanaam dañ koy dall fenn kaaw ko fa niñ koy waxee bu ko defee ñu koy jël ndànk-ndànk di ko indi waaye appel bi may def rek mooy na ñëpp xippi seen bët xool ku ci gis kër gu ñu loué mbaa kër gu bees mbaa néeg bu ñuy wàccee ay marchandises di ko roñ di ko génnee taxawaay bi nga war a tax muy mat mooy da ngaa war a dem avertir autorités yi na ñëw service d'hygiène mbaa ñu ñëw jaar COSCAS ci comité bi dana ñëw wala ñu dem ci presse fu ñu mën a dem rek nañu ko jéebaane ba ñu jot ci ndax loolu liñ jot a jàpp nañ lu bari li ëpp li ñuy jàpp ci noonu la ma ko waxee noonu lañ leen di jàppe bu ñu demee di roñ ndànk di indi ci marché waaye bu ñu wax ci mbirum lekk gi aussi ba léegi commission groupe bi nga xam si mooy équipe aliment tamit dañuy gunge waay yi ndax dafa am grande cuisine yoo xam ne ñu ngi ci biir dëkk bi fi ñuy toggee ndax xam ngeen ni ujaaj yi ni ñuy ñëwee pèlerins yi ni ñuy ñëwee noonu lañ leen di beer ndeele bon am na ñoo xam ne aussi ñooy gunge grande cuisine yooyu di wax ak ñoom di leen fàttali di leen dàggi ci naka la ñuy désinfecté naka la ñuy sellale surtout ñam yi nga xam ne du jaar ci taal bi kenn du ko togg muy les crudités ak yeneen yu mel ne jus de fruits locaux yi ak yu demee noonu am nañu aussi beneen équipe boo xam ne day saytu ndox mi am nañu techniciens yoo xam ni dañuy def prélèvement de ko xool ci ndox mi muy réseau SDE bi
muy camion citerne yi nga xam ne si mat nañu fanweer mbaa lu ko ëpp ñu ngi ci biir dëkk bi dañuy def ay prélèvement di ko xool li ñuy jëkk a nemmeeku mooy chlore résiduel bi maanaam eau de javel bi ñu ci def pour mën a laabal ndox mi danañ ko jël xool ba xam la ca ne moo ca war a nekkam déet ndax norme yi heureusement ci réseau SDE bi amul benn problème taux yi ñu ci relevé yëpp baax na waaye boo ko duyee taaj ko ci ab defukaay bu fa xasee am 24 heures da nga ko war a traité waat ndax chlore résiduel ba ca ne woon jeex na. jërëjëf capitaine Abdou Aziz question xam naa mooy bu mujj ndax 15 minutes moins de 15 minutes moo ñu dese ci direct bi laata oustaz Pape Hann ñëw évolution bi ma lay laaj yow Tivaouane nga dëkk macha allah fekkee nga gàmmu yu bëri yàlla nga ko yàgg di fekkee en tant qu'observateur de l'évolution lan moo soppeeku ci wàll boobu ak lan ngay jàmbat tey jii par rapport à cet aspect. bon li yokk Papis moo di 18 villages lañu rattaché ci commune Tivaouane kon sur le plan superficie dafa yokk 18 villages yooyu ñu ci rattaché bu ci nekk war na mën a am électrification bu doy war na am réseau d'eau potable bu doy loolu dafay accompagner développement dëkk bi électrification bi je pense que am nañ ci ay xalaat yoo xam ni am na ci ba ay avancées yu bari def nañ ko ci wàllu électrification ci 18 villages yu ñu rattaché yëpp ci commune bi bu fekkee ni aussi ci wàllu ndox mi la ñu ngi koy yóbbu parce que am na ay ce qu'on appelle les branchements sociaux ñu ngi ko doon wax ba population bi am na ci ay pression yu mu ci amoon ba ñoom it am nañ ci ay matuwaay yuñ ci jël ba loolu presque matale na ci wàllu wi ñuy des mu des wàllu li nga xam ni mooy assainissement xam nga dëkk yu mel ni dëkk Tivaouane ay communes yu yàgg lañu donc seen réseau d'assainissement dafay am problème d'abord du am réseau il faut ñu créer ko et il y a des investissements yu nga xam ni état daf ko fa war a def y a la mairie aussi qui rentre en jeu bu def ay taxawaay ay points bas yoo xam daf fi war a am daf fi nekk ñu identifier ko war di évacuer eaux stagnantes yooyu aussi maire bi am na ci ay taxawaay mais lu ñuy demander Papis actuellement fii ci dëkk bi moo di d'abord réseau de le traitement des déchets parce que dëkk la bu nga xam ni li fiy génne ci mbalit jour ordinaire ak bu gàmmu gi jotee war nañu mën a am ay usines de traitement de déchets normalement yu war a am yoo xam ni day permettre nit ñi ñu am beneen gis-gis buñ ci war a am loolu lu am solo la beneen bi ci des moo di wàllu assainissement wax naa ko léegi ba tey dafay des parce que ne serait-ce que la commune bi mu nekk avant les 18 villages rattachés bu amatee day am beneen réseau bu mu war a am normalement war na am benn centre d'épuration d'eau usée normalement et puis yooyu ay projets la yoo xam dañu koy def appel troisième élément bi mooy fokk mu am ay structures yu d'accueil yu nga xam day permettre jeunes yi ñu mën a am liggéey parce que dëkk la bu nga xam ni dëkk la taalibe la dañuy jàng si ci daara ji gis nga lu ñuy wax modernisation des daara adéquation emploi formation ci biir daara yi fokk ñu accentuer ko mais boo amee métier te amoo foo liggéey aussi du sotti donc il faudrait que ñu xalaataat à part l'usine de Taïba qui est vieille de plusieurs années am na war na amaat yeneen usine d'implantation par exemple de fabrication de traiter les produits mango ji am Tivaouane fii rek Tivaouane ak Pout ñoo fi doon ëpp mango donc ay usines yoo xam ne mën nay traiter les jus de fruits ak lu fi mën a meññ pour nit ñi mën a am liggéey je pense que là fi ma ciy def appel mooy les champs communautaires yu ñuy wax ñu dajale xale yi boole leen ñu bokk ci ay tool yoo xam ne xale yi dañ ciy liggéey lan ci mën a jëlee lu mën cee mën a dund sàmm ci seen diine mais dund ci seen njaboot. alors c'est le projet social de Tivaouane en conclusion alors Serigne Babou docteur mooy tëj avant docteur yow nga en tant que membre comité organisation bi lan la ñu war a mën a jàpp en définitive ci gàmmu gi loo xam ne moom ngay tëjee dénk ko Sénégalais dénk ko ñi nga xamante ne ñoom nga ànd si liggéey bi. waaw alhamdulilah li ñuy dénkaat suñu bopp dénkaat ko ñiy ñëw def naa dénkaane bu gën a kawe suñu kàddu jib na ba ñëpp dégg ko muy suñu waajur di Pape Serigne Mbaye Sy Mansour di xalif général des Tidianes di ay magam doon ñaan rek ñaan na ko waaye jiital ko nag ci chauffeur yi
ci ñëw ak dal ñëw ak bañ a yàkkamti waaye ñëw ak bañ a def benn surcharge ñëw nag ak boo sonnee nga noppalu ndax nit mënul jël lu ëpp wërsëgam lii sa wërsëg ci gàmm gi rek ngay jël ah bu dee dëkk bi ñi fi dëkk defe naa ne Tiwaawan yàlla def na fi sutura bu day ni bu burdu xësi ubbi moomatuñu seeni néeg ba ci suñu njabootu sëriñ yi ñu ñi nga xam ne ñooy dugg ci kër sëriñ yi di monter bâche yi kër sëriñ boo dem soo tàntee pare dafa naan fii ci ginnaaw waañ wi defal ma fi benn bâche ndax fi la soxna si dal ci gàmm gi kon kooku génn saalam génn chambre à coucher am joxe na pantereem dara naan soxna si fii lay dal ci gàmm gi fii lay fanaan fii lay defee lépp kon loolu bu dee Tiwaawan ubbi nañ seeni bunt bu dee ci wàllu koskaas nag li ma ci waxaat rek mooy ñoom ñoo war a dalal gan yi ndax li ñu war a mën a dalal gan yi sëriñ bi taxawaayam du ca yegg ndax sëriñ bi day am gan ñu war a ñëw kon ñoom ñi nga xam ne ñoo circulé ci dëkk bi sol ay uniforme yoo xam ne ku leen gis war leen ràññee kon ku ñu gis rek te gan dafa gaaw a jaxasoo te réer day yomb su gàmm jotee am na heure yoo xam ne boo fa wàccee dootoo xàmmee juma dootoo xàmmee kër kon li ñuy wax membre koskaas yi mooy ni ñu ubbeeku ci dalal gan ñi waaye ni ñu ubbeeku ci accompagner nit ñi waaye ni ñu ubbeeku ci yëwanal mbedd yi te mooy ni ma ko waxee sànq sama biir wax am na bërëb yoo xam ne du jaayukaay du toogukaay surtout diggante ñaari jumaa yi ba ci zawiya Seydi Hadji Malick ndax nit ñi dañuy soxla seen bopp war a toog benn jamono nga jóg am soxla wala am benn jamono nga jóg yeesal njàpp loolu nag bu fekkee dañoo fekk benn ale ñu ubbi ko ne nañ ko bàyyi pour ñu war a jóg ak nga ñëw nag bëgg imposer lal sa basan loolu nag ñu ngi koy lancer ñëpp parce que mbedd boo gis day am yoon surtout foo xam ne mbedd la fi oto yi gaari bokkul mais diggante ñetti zawiya yi dafa war am ale yoo xam ne ku soxla sa bopp da ngay jóg parce que ñëpp seen santé yeggul ci mën a seetaan gàmm gi ba mu jeex ki nga xam ne dem na ba benn moment 2 heures mu soxla boppam su jógee rek wax dëgg yàlla waru mën a loru parce que yiwu yàlla bi ngay wut soo ci demee ba loru ci dootul jaadu kon jullit mooy fexe ba mbokk jullitam bañ a loru loolu daal ñu ngi koy bàyyiloo xel bàyyiloo xelit ñi nga xam ne ñooy ndaw ñi tey ñëw Tiwaawan dafa am comportement buñ fiy ñëwee soo dee góor war nga am noo ñëwee ci col ci comportement ci yiw boo dee jigéen war nga am noo ñëwee muuru toppatoo sa bopp sol lu jot suñu benn mag bu baax alxaaji Ibrahima Samb daf daan wax bi ñuy liggéey koskaas di ndaw naan fu seen njàpp toje rek na nga yeesal guddi goo xam ne nag Serigne Abdou Aziz daan wax ne loo ci def benn ñu dubli ko junni soo mënul benn allahuma it nga yeesal sa njàpp toog di def say astaxfirullah di tudd yàlla yaakaaru na te nag dëkk boo xam ne loo ci laal am barke suñu pap Serigne Mbaye wax na ko démb yàlla na yàlla dolli wéram ne guddi la koo xam ne bonus la 100% la départ ñëw rek bonus la yegg si bonus la kon boo toogee teewlu yàlla mën laa defaral te damay wax ne ñi fi teew ñëpp suñu ñaan nangu na ndax daaw dañu ñaanoon fekke gàmm gi ren yàlla may na ñu fekke tàmbali gi yàlla nañ ko yeggale kon suñu ñaan nangu na yàlla na yàlla barkeel. jërëjëf sëñ Babou docteur alors avant ngay conclure ak mot de la fin bi lan mooy seen problème yéen vous les médecins si gàmm lan mooy seen problème. C'est vrai que yéen ngi rek le problème jàmbur mais c'est quoi votre problème vous en avez certainement. ay problème moom mënul ñàkk surtout soo nekkee ci réew moo xam ni koom bi motul jafe-jafe mënul ñàkk wante ak expérience yi ñu am par rapport ak organisation gàmmu le plus souvent suñu paree ci gàmmu dinañ def suñu évaluation donc xool jafe-jafe yi ñu am ba pare jël matuwaay yi nga xam ni war nañ ko ci mën a def ba nga xam ni jafe-jafe yi ñu amoon daaw duñ ko ci amaat. macha allah te gis nañu cette année taxawaay bi nga xam ni ministère de la santé taxaw na ko ci pour jafe-jafe yi nga xam ne amoon nañ ko yëpp ñu saafara ko.
voilà donc yéen pare ngeen tout est prêt pare ngeen pour dem au charbon comme on dit. waa fi ñu toll ni moom sant yàlla. Disposition yi nga xam ne waroon nañ ko jël yëpp ak li nga xam ne waroon nañ ko mën a waajal pour def ko lépp ci gàmmu gi yem mën a taxaw na. donc ñi ngi xanaa pour terminer rek ay appel yu ma war a mën a lancer. bien sûr oui. benn bi mi ngi jëm ci tali bi. maa ngi dégg fan yi passé rek sëñ Pape Malick di ko wax muy jëm ci suñu mbokku transporteurs yi ak bépp chauffeur rek buy jël tali bi ñu sàmmonteek rek ak code de la route. surtout ñu respecter code de la route ak limitation vitesse yi. leneen liñ ci doon waxtaanee aussi mooy ak ouverture autoroute bi à péage bi. ñu bëri nar a jaaree jël péage bi pour wàccee ji Touba Toul. ñu nar a gis ne axe boobu aussi dafa nar a nekk axe boo xam ne dañ ko nar a fréquenter donc ñuy ñaanaat rek ñu renforcer jalonnement bi. ak dispositif bi ci tali boobu ba nga xam ni dinañ mën a canaliser chauffeur bi noonu beneen appel bi may lancé mu jëm ci wàllu set bi nga xam ni war nañu ko mëtale ndax suñuy xayma parce que set boobu surtout su ma jëlee bu ci gën a yomb muy raxas sa loxo ndox ak saabu balaa ngay lekk loolu rek mën nañ la jàppale ba feebar yu bari di la dal te suñuy xayma suñu pare gàmm gis nañu aussi feebaru biir yu daw yi dafay bëri loolu dinañ ci jàppale surtout ak aussi ñuy jëfandikoo ndox mu sell. voilà docteur Pape Ibrahima Camara médecin chef bu Tivaouane Serigne Babou membre comité organisation capitaine Falilou Samb Sarr nekk si nga xam mooy chef service régional hygiène bu Thiès sunu doyen sunu grand Guinée Abdou Aziz Mbaye duñ ko présenté. Apolaay si réalisation bi may fàttali nit ne programme yaa ngi wéy ci TFM ci gàmmu 2018 bi la fii ci Tivaouane dañuy dem ci zawiya ba laata oustaz Pape Hann di ñëw ak ay invités am kon lu mu nekkoon tey programme spécial bi plateau bi en ce qui le concerne jërë ngeen jëf ñu am gàmmu jàmm incha allah jërëjëf. أجا قلبي من خيال قد سرى وسباني قد جفا طيف الكرى